si raay wi ñu soxla te mooy monsieur le maire bi toog muy monsieur Pape Ibrahima Ndione bon nag ñu présenté leen ko mi ngi nii toog ànd ak une forte délégation ñëw ngir yàlla ànd ak monsieur le maire Pape Ibrahima Ndione ñu ngi gis ci délégation bi suñu mbokk Souleymane Ndiaye di monsieur Ndiaye newoon directeur école ñagal fii voilà wax dëgg yàlla tamit nekk dañu tàmbale ci coalition bi ba tey masul xaddi masul yoxi ànd kaak sunu baay Issa Diop vraiment nekk koo xamante ne macha allah des fois sax da nga leen di yërëm waaw parce que mbir yi ba mu commencé ba léegi noppalu ñu ngi ci kër yi ñu ngi rencontré jigéen ñi ñu ngi rencontré góor ñi mag ñi ak ndaw ñi ak imam yi ak chef du village yi pour waxtaan ak ñoom ci fi nu jëm ci liggéeyu mairie bi bon foog ñu sant ko bu baax waaw di sant suñu mbokk muy responsable des femmes May Seck mi ngi nii toog ànd ka ak femmes yi mu ko bokkal yëpp macha allah ah ñoom Moussa ngi nii toog boo ko toppee doo fi jóge Madabo ngi nii jóge ba kel ànd ak Yacine Diatta Yacine moom li naan monsieur le maire nee na mention spéciale l'infatigable waaw moom lu mu feebar mi ngi soox di ànd ak ñun dañuy dugg ci dëgg bi jusqu'à 0 heure des fois bu ñu yëg si sunu kër fekk na 1 heure jot na toujours ñooy ànd moom Yacine ànd ak ñoom ma daaboog suñu ustaas bi macha allah suñu mbokk mi Cheikh Diop maam Cheikh Ahmed Tidiane moom mooy borom mbir yi Cheikh Ahmed Tidiane Diop nekk suñu mbokk ñaari yoon ñëw fii tey fekk meeting bi ngir yàlla ak Pam Ndione parce que lépp lu Pam Ndione sol moo ko ñëw Idrissa Ndoye ñu di ko sant bu baax di sant it vraiment suñu mbokk Youssou Faye wax dëgg yàlla jàppale ci combat bi parce que li ko war yëpp mi ngi koy def doonte jotam mayu ko macha allah ah di moom nee na yéen la dëkk Samba si Kebe nee na moom yéen la dëkk aka neexoon nag mu wote yéen waaye yëpp benn la kan nekk Bargny ak kan nekk yéen benn la ñëpp coalition Yewwi Askan Wi la di sant it ñii ñu ko bokkal wax dëgg yàlla moom daan nobaate lool sama soxna la ne waruma ko fàtte vraiment jàmbaar la waaw parce que dañ ne góor goo gis y a une grande dame boo xamante ne moo nekk ci gannaawam Fama Diop macha allah ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm waaw wax dëgg yàlla moom it macha allah parce que sawaay ba meleen nii moom bokk na si ñi si contribuer di sant nag Xadi waaw buuru gërëm foog ñu sant ka bu nu ko toppee duñ fi jógee di sant Modou Fall l'infatigable Modou Fall moom mbokk yi santal leen Modou Fall yéen waa ñangal maa ngi leen la nuyu la tëgg nag sama doomi ndey ji sama doom mi maam kii moo la seta maam ama jigéen sekka yaay mbaar njaay kii mooy seta maam xalis njoon kii mooy seta maam gàppoor njoon noo bokk ñaari yoon sa baay aadi njoon mi di sa baay ma maam ma dem njoon ak ngente
ngenta maam Marème Ndione tudde ka boppam lu bokk menn maam Amar Ndiaye Seynabou Ndiaye Mbaar Ndiaye noo bokk menn maam Ndione ma di la tagg nag kura yaay Jeey Ndione ma di la tagg nag kura yaay Amady Ndione ma di la tagg Gàppoo yaay Jeey Ndione ma di la tagg seta maam Sini Diagne Sini yaay Demba Diop Sini yaay Amady Diagne Diop Sini yaay Sukay Diop sa yéen géej noo bokk menn maama Ndiaye man dama laa tagga Pape dama laa wax a Ndiaye ma Ndione Pape Ndione dama laa wax ginnaaw fi ma taxaw fii yaa am ta ñaanga moo ma ne demal taggal ma Pape Ndione mu ne ma demal sa Pape Ndione tagga ka waa ñangal xamuñu lanu bokka noo bokk menn maam fii sa kër maam la fii sa ëttam maam la fii yaaka mooma Ndiaye waa ñangal nag ba tey xamuñu la nu doon ndax man Caanaan Ndoye mi la ma caatam yaay doomam ji mu taawloo koroog la ma ndigaay Samba Ndoye génn àddina mu tudde ka ma ndigaay Samba Ndoye maam Caanaan Ndoye doomam ji la wax Samba Ndoye in tudde ka ma ndigaay Samba Ndoye in tudde ka ma ndigaay Samba Ndoye waa ñangala ngi naa Samba Ndoye ama wara Ndoye Seynabou Ndiaye moo jur ama wara Ndoye Seynabou Ndiaye bokka ah Laay Ndiaye ah Amar Ndiaye ah Mbaar Ndiaye ah Marème Ndione ñoo bokk jenn ndey yow yaay sa maam ama jigéen sekka yéen a jéeg koo fa mayu la suuf dafa amee suuf sa kaw sa kanam lu la yoot yal na la ko yàlla may te bala ko yàlla may yal naa ko jëriñoo yàlla mi am jàmm yal na la yàlla may jàmm man maam Leena Ndione mii dafa dugg a ñangal fa ma toll nag dama kaa wax Ndione maam Leena man la jëkk a solo mu ba ka nekk la laajte maam Leena Ndione ma ne nga maam Leena Ndione Alsaan Ndione a oon Ndione ñoo bokk ndey baay Aadi Ndione mu jul Aadi mii di sa baay amul jàmba mu solalul mu ba sa yaay Aminata Ndiaye amul jàmba mu solalul mu ba mu la yeen képp ka bokka moom rek solal na la mu ba képp ka bokka moom a Ndione solal na la mu ba sa nijaay ji na dañu kaa ñaanal yàlla na delluwaat siyaar ji Kaaba ga Souleymane Ndiaye nii mu nekkee si école ñangal yi la jàngale kër kilo gi la añe kër kilo la reere ndee bëgg a mbokk Ndiaye yal na yàlla may jàmm man ba ma ko waxulee moo tax ma ne ko juddu beeray darit jeefoor kumando yi ñaali Jóob kapaya yi jeey waaye maange juddu beeray darit jeefoor kumando yi ñaali Jóob kapaya yi jeey waaye maange juddu beeray darit jeefoor kumando yi ñaali Jóob kapaya yi jeey waaye maange juddu beeray darit jeefoor kumando yi ñaali Jóob
monsieur Khalifa Ndiaye bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers camarades de parti, wa coalition Yewwi Askan Wi, ñu ngi leen di nuyu invité yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog, di nuyu monsieur le maire borom vision bi nga xam ne moo wóor, borom vision bi nga xam ni moo leer, borom vision bi nga xam ni mooy saytu li nga xam ne moo dellu ci askanu Jalaaw andi ci ay solution te it mu bañ a compromettre li nga xam ne moom mooy génération future yi. kon kooku moo ñu tegal programme bi ñuy tuddee la délivrance. Délivrance bu ñu ko waxee mooy dellu ci li ñoo tuddee libérer le peuple, maanaam libérer askanu yéen. sunu turu coalition daf ko wuyoo muy lu ñoo tuddee Yewwi Askan Wi. bu ko defee benn candidat du dem élection te amuloo programme. sa programme la la nit ñi mën a jàppale, sa programme la la nit ñi mën a jàppee, te it sa programme la nit ñi di lire pour xam li nga mébét ci dëkk bi. bu ko defee ñun suñu programme am na tur te ñu ngi ko tuddee la délivrance, te mooy Yewwi Askanu Jalaaw. ndax comme ni ko monsieur le maire waxee woon ci meeting départemental bi, mooy yéen dafa dee te ñun dañu fëskee ne ñëw pour dekkil yéen. dama ne ndax gëm ngeen loolu? ndax gëm ngeen ni ñun bu ñu jëlee maire bi dinañ dekkil dëkk bi? kon bu ko defee suñu programme dafa tegu ci 6 axes stratégiques ak vision bu nga xam ni dañ ko tendre vers l'horizon 2027. donc vision boobu ñu tënk ko rek ci benn phrase muy à l'horizon 2027 la commune de Yène est désenclavée, sécurisée et attractive, où les disparités économiques et sociales sont réduites. Un entrepreneuriat accompagné et le développement basé sur les jeunes et les femmes comme acteurs principaux et bénéficiaires de ce développement axé sur l'exploitation des ressources locales. si tënk ñu wax ne fii ak 2027 bu fekkente ni waa Yène jox nañ ñu dëkk bi ba mu tegu ci suñuy loxo, am nañu yéene def Yène mu nekk dëkk boo xam ne dafay désenclavé, maanaam yoon yi dina tijjeexu fii ci dëkk bi. mu nekk dëkk boo xam ne itam dafay sécuriser, maanaam dëkk boo xam ne képp ku fi ñëw di nga xam ne fii wóor na. waaye Yène tey dafa lëndëm, foo jaar da ngay ragal sax ndax ak lëndëmaay. booy dox ci dëkk bi am na yenn zone yoo xam ne doo fa bëgg a dem, kon loolu jaaduwul. donc fii ak 5 ans muy 2027 bëgg nañ dëkk bi changer beneen xar kanam. beneen bi itam mu dellu ci commune bu attractive, ndax kenn du wax defar dëkk te doo ko teg ci koom. kon dafa jaadu fii ak 2027 suivant axe stratégique yi nga xam ne moom la ñu teg, dëkk bi dina nekk dëkk boo xam ne képp ku ko dégg walla képp ku fi ñëw benn yoon di nga fi bëgg ñëwaat. waaye tey Yène boo fi ñëwee di gan da ngay xeeb waa dëkk bi, ndax nii dëkk bi delloo gannaaw. te ñun ñoo nekk commune bi nga xam ne fii ci région de Dakar ñoo gën a dellu gannaaw, te loolu jaaduwul. kon bu ko defee axe stratégique yi nga xam ne moom la ñu tënk suñu programme mu dellu ci 6 axes. bi ci jiitu muy santé et population ak action sociale. ñaareelu axe bi muy éducation,
formation entrepreneuriat et emploi ñetteelu axe bi muy environnement et gestion des ressources naturelles ñeenteelu axe bi muy jeunesse sport et loisirs cinquième axe bi muy aménagement du territoire ak domaine buñ ko waxee muy wàllum suuf si sixième axe stratégique bi muy art et culture muy aada ak cosaan xam ngeen ne ñi nga xam ne ñoo doon fecc fii gumbe sànq kenn joxu leen seen gëdd ci dëkk bi ñun waa Yewwi Askan Wi ak vision bi nga xam ne moom la monsieur le maire am fas yéene nañu bu ñu jëlee maire bi ñu jox ñi nga xam ne ñooy artistes yi seen gëdd ndax art dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy sagesse suñu borom. bu ñu ñëwee ci wàllu santé xëy na ci tënk lépp du fi xaj mais après dinañ partager programme bi bu ko defee ñëpp mën ci jot képp ku ko bëgg lire aussi nga lire ko. ci wàllu santé bi boo leen seetloo tuuti di ngeen xam ne yéen am na dëkk yoo xam ne amul ay poste de santé lu ci mel ni Todd waa Todd bu ñu bëggee faju dañuy génne Todd dem ñëw yéen géej loolu dafa jaaduwul boo xoolee yéen ba yéen daj nekk plus de 30 000 habitants yéen amul médecin benn médecin amul yéen loolu jaaduwul aussi te dañ ko war a wax donc ñun am nañu yéene it ci suñu programme ñu andi fii ñaari médecin yoo xam ne ñooy saytu urgence vitale yi nga xam ne ñoom la waa dëkk bi di jànkonteel ndax nit am na fu muy toll lu su mel ni arrêt cardiaque bu ko amee ay chance de vie am du weesu 8 minutes kon loolu bëgg nañ ko saafara bu delloo ci wàllu santé ba tey boo xoolee li nga xam ne mooy ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo xaw a excentré ci dëkk bi yéen muy nduxura ñaari nduxura yi ak ñaay xëy boo xoolee ñoom seen soxna yi bu ñu bëggee mucc dañuy def ay problème di jànkonte ay problème yoo xam ne ni dañ koy daj pour mën a régler seen problème yooyu donc am nañu yéene ci wàllu boobu gunge leen ci seen mucc ngir ñu mën a mucc ci jàmm. beneen bi itam mu dellu ci li ñoo tuddee jeunesse bi ndax boo seetloo ci tënk rek am na li ñoo tuddee la Croix-Rouge mu ngi ci dëkk bi léeg-léeg ci école yi da ngay gis élève boo xam ne dafay daanu du ñu am ku ko mën a réanimer donc dinañ gunge jeunesse bi ci ay formation yoo xam ne ni dinañ mën a taxaw ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci ay jafe-jafe ci lu mu gën a gaawee teg leen ci loxoy docteur. xëy na loolu tënk la rek ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la waa Yeen di dund ci wàllum santé lépp nag mënuñu ko wax fii mais dañuy résumer. ñaareel bi mu dellu ci éducation formation entrepreneuriat ak emploi bu ñu waxee éducation tey boo xoolee école yi li ko dalee Todd ba Tubaab Jalaaw ba Ngayam ba Nduxura boo xoolee école primaire yi da nga naan fii du sax village da nga naan lii ay ngunul ganaar la te loolu jaaduwul école yi amuñu équipement école yi amul ay infrastructure yoo xam ne ni yu dëgër la yoo xam ne képp ku fi ñëw dina naw suñum jàng tey boo leen seetloo yéen école privée yi mu bari na fi trop donc loolu noonu ñu gis ne le culte de l'excellence mu ngi fiy xaw di wàññeeku donc ñun bëgg nañu relever défi boobu fii ci yéen ci wàllum éducation bi. beneen bi aussi ci éducation mooy suñu wéyjur yi sonn nañu trop ci li ñoo tuddee transport bi mooy seen transport doom donc am nañu yéene bu ñu jëlee mairie bi ñu dote leen ñaari bus yoo xam ne élèves yi dinañ ci dugg di dem di jàng ji ndax pass bi metti na trop. beneen bi aussi muy ñu accompagner association parents d'élèves yi ak conseil de gestion école yi bu ko defee ñoom ñooy dox lien bi dox ci diggante école bi ak population bi. kon bu ko defee lien boobu noonu ñu mën a xam lan mooy xew ci école yi ak yan saafara lañ ci mën a indi. beneen bi aussi muy emploi
formation entrepreneuriat boo leen seetloo tey sunu wéyjur yi nga xam ne ñoo nekk ci géej gi muy ñiy def transformation de produits halieutiques boo xoolee ñooñu dañ leen xaw a beddi jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy def ay ñooy entreprendre individuellement donc ñooñu aussi war nañ leen mën a accompagner te loolu maire bi def ci ay saafara dëkk nag collectivité la ñu tudd maanaam jàppalante ndax bu ñu waxee décentralisation ay transfert de compétence la yu jóge ci état bi jëm ci collectivité territoriale yi te loolu noonu maire bu nekk moo ko war a saxal ci dëkkam. beneen bi aussi mu dellu ci environnement et gestion des ressources naturelles xëy na ñun suñu principale activité ak suñu ressource bi nga xam ne moom la ñu am fii ci Yène te ñu di ci dundee muy géej gi. loolu aussi ci wàllu pêche bi am nañu yéene accompagner suñu mool yi ndax ñun dëkkub lébu lañ ay mool lañu te mool yi boo leen taxawul yaakaar naa yaa ngi suuxal koomu dëkk bi. kon bu ko defee am nañu yéene boobu bu ñu jëlee maire bi incha allah ñu accompagner mool yi ci seen obtention de matériaux de pêche ak xool na la ñuy def ba am ay gaal yu mucc ayib ndax gaal yi nga xam ne mooy dellu ci gaalu bois bi xëy na du yàgg waaye bu ñu amee gaal yi ñu tuddee des pirogues en fibre de verre dina mën na dund 40 ans. beneen bi aussi mu dellu ci aménager site de débarquement yi. ndax fi nga xam ne foofu la gaal yi di teer boo xoolee kenn organisé wu ko te loolu ñun boole nañ ko ci suñu programme bu ko defee dinañ mën a accompagner pêcheurs yi ci wàllu yëpp ndax bokk na ci li nga xam ne mooy indi koom ci dëkk bi. beneen bi aussi ci wàllu environnement ba tey dañuy ramasser parce que xaju fi ci wàllu environnement ba tey boo xoolee tey jii Yène boo duggee ci dëkk bi doo respecté waa dëkk bi ndax dëkk bi ni mu ngeen baal ma ci baat bi ni mu setulee te loolu noonu jaaduwul maire bi chaque année ñu def ay budget yoo xam ne dafay dellu ci environnement te loolu noonu waa dëkk bi ñoo ko moom ñoom lañ ko war a jox donc am nañu yéen a accompagner waa dëkk bi ci setal dëkk bi mettre fi en place ay espace de décharge yoo xam ne ni dinañ fa mën a teg suñu mbalit si nu mu gën a gaawee. beneen bi aussi mu dellu ci jeunesse sport ak loisir boo leen xoolee suñu stade bi am nañu yéene réfectionné ko defar ko ba ku fi dugg xam ne fii kat wax dëgg yàlla nekk na stade bu mucc ayib te yéen boo fi ñëwee da ngay yaakaar ne benn terrain la boo xam ne ay xale ñoom ñoo ko defar te loolu noonu jaaduwul. beneen bi aussi mu dellu ci li ñoo tuddee loisir am nañu yéene aménager ay espace de loisir espace yoo xam ne dañ koy def ci tefes gi muy nekk genre parc d'attraction bu ko defee jeunes yi bu ñu ñëwee dinañ am fu ñu tàggatee seen yaram te loolu dina dundal li ñoo tuddee culture bi ci wàllu sport. beneen bi aussi mu dellu ci aménagement du territoire ak domaine ci wàllu aménagement bi boo xoolee sànq wax naa leen ko Yène dafa enclavé maanaam dëkk bi ubbeekuwul waa ñaay xëy bu ñuy ñëw ci dëkk bi seen yoon neexul am nañu yéen a def benn piste bu jóge fii ci dëkk bi jëm ñaay xëy bu ko defee seen yoon mën a neex ñu nekk ci sécurité te it am nañu yéene aussi route principale bi nga xam ne moo jógee guy ga dem ba Tubaab Jalaaw def ci ay lampes solaires boo génnee fii ci Diamniadio moo fa am te ñun ñoo gënoon a développé Diamniadio ci ay temps waaye tey boo duggee Diamniadio dugg Yène différence bi bari na trop. beneen bi aussi wax naa ko ba tey ndax boo xoolee tey Yène comme ni ko mbokk mi waxee sànq Modou Fall Yène dafa dellu gannaaw waaye Yène dafa mel ni bëgguñu seen bopp. waaye nag loolu yëpp li ko waral mooy suñu ki nga xam ne moom moo ñu jiite ndax moom mooy waxal waa dëkk bi fu nga xam ne baatu dëkk bi yeggu fa ñun pour ñu respecter il faut que ñu am maire bu am fulla maire bu am fayda am maire boo xam ne ni
wax dëgg yàlla fu mu taxaw dina kaasal waa dëkk bi te kii ñu am nii wóolu nañ ko ci côté yëpp. beneen bi aussi ci wàllu aménagement du territoire ba tey boo xoolee yéen état bi daf ko song li ñoo tuddee port minéralier de Sendou mu ngi fi li ñoo tuddee port de Ndayane te suuf sëpp nekk ci fii ci yéen li ñoo tuddee pôle urbain de Daga-Kholpa mu ngi fii ci ginnaaw ndi tax li ñoo tuddee pôle urbain de Yène mu ngi fii ci ginnaaw ci côté Nduxura donc ak pétrole bi nga xam ne moom moo nekk fii di Rufisque offshore yooyu yëpp projet yooyu yëpp bu ñu ko commencé exploiter xëy na dëkk bi napp gi dina dellu gannaaw trop ndax jën yi dañuy daw suñu borom vision bi nga xam ne moom moo fi toog muy monsieur le maire teg benn projet aquaculture boo xam ne ni xëy na après moom moo ñu ci gën a am ay notion dina recruter des milliers de jeunes yoo xam ne dinañ mën a liggéey ci projet boobu ndax su boobaa suñu mool yi dañuy génn dëkk bi dem di wuti feneen fu ñu daanee seen doole te dinañ sore seen njaboot te loolu jaaduwul. beneen bi aussi mu dellu ci wàllu domaine tey boo tuddee suuf da nga naan suuf sépp jaay nañ ko te loolu noonu jaaduwu fi suñu suuf leerul ci waa dëkk bi ñun am nañu yéene bu ñu jëlee maire bi bu ñu gañee dëkk yi li ko dalee Nduxura ñaay xëy Yéeni Géej ba Tubaab Jalaaw bépp lotissement bu fi am ñu leeral ko ñëw ci askan wi taaj askan wi yëpp wax leen lan moo xew ci lotissement yi ci yan loxo la jaar ba yëg sa fii tey kon loolu yëpp am nañu yéene bi. beneen bi aussi mu dellu ci wàllu aada ak cosaan ndax boo seetloo suñu artistes yi nga xam ne ñoo fi ñëwoon day dugg ci biir boo xoolee amuñu foyer des jeunes boo xoolee amuñu benn maison culturelle yéen dafa mel ni amul dara bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax yéen amul dara kon loolu noonu jaaduwul bu ko defee ci gàttal rek xëy na mënuñoo wax lépp ndax xaju fi waaye it ñu xamee ko noonu te incha allah yéen ñëpp ñu ngi leen di gën di encourager ñu gën a jàpp ndax xam ne li nga xam ne nii moom la ñu jëm muy ay élection dafa nekk suñu devoir constitutionnel yoonu dëkk bi di Sénégal moom moo ñu ko may am nañu droit lu ñu neexul ci dëkk bi fu ñu taxaw ñu kaas ko te boo ko taxawee di ko kaas amul kenn ku am sañ-sañu ñëw di la arrêté kon suñu dëkk bi ni muy doxulee moom moo ñu neexul moo tax ñu teg fi ki nga xam ne mooy borom vision bu leer bi ndax vision bii nii amul benn parti boo xam ne boo ko defee di nga ko fa fekk kon bu ko defee guddal nañu ñu ngi jégalu ñëpp ci guddal bi di baalu àq wasalaamualeykum wa rahmatullah